Chérif tey jàngat bi ñu waxtaanee lu jëm ci doing business. waaw doing business Fatou li ko waral nag jur na coow semaine bee ñu génn groupe Banque mondiale dañoo génn benn communiqué. daal di ne daal dañoo nemmeeku ay irrégularité ci nga xamante ne rek mooy ay données yu nemmeeku fu nga xam ne ni at mu jot ñoom groupe Banque mondiale depuis 17 ans yi dañuy génn ay rapport ñu koy tuddee rapport doing business. Sénégal daana ci am ay classement yoo xamante ne sori na ci ay jamono daa fi jur polémique diggante pouvoir beeg opposition bi parce que dañuy xool réew yi nga xamante ni ci wàllu réforme ñi ciy góorgóorlu ngir rek ñoŋ environnement des affaires mais li ci yéeme nag mën nañ ko sax passage boobu ñu ne un certain nombre d'irrégularités signalées concernant des modifications apportées aux rapports doing business des rapports doing business 2020 lesquels rapports ont été publiés respectivement en 2017 2019 ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthode doing business donc loolu ci benn paragraphe bi nga xamante ni kon jàpp nañ ko mu mel ni kon Abdoulaye mën nañu rapport doing business yi defatul affaire. waaw mais Chérif balaa boobu sax nañu faram-fàcceel doing business déjà pour ñu koy déglu ñu xam loo muy tekki. non je pense que c'est important Cheikh li mu wax doing business gis nga groupe Banque mondiale la yi expert yoo xam ne ñoom ñoo koy def mais li bëgg a wone mooy fan moo gën a baax pour def fa affaire boo bëggee dégg wolof bi mooy dañuy tànn xool fan moo gën a baax daal pour def affaire boo bëggee def affaire fan nga ko gën a war a mën a def lu Sénégal Gambie la Mali la Mauritanie Singapour Taïwan classement la ñuy def sur 190 états situation nekk nag ñu wax la ci wàllu électricité énergie fii nga war a investir dëkk bi wóor na environnement bi mooy l'environnement des affaires moo tax ñu tuddee ko doing business ay nit nag ñoo koy propice pour voilà investir voilà fu gën a nooy voilà fu gën a nooy pour nga def fa sa xaalis loolu nag enjeu la pour état yi parce que léeg-léeg da ngay jàpp ni bu ñu nee yow sa état moo gën a wóor sa environnement des daal ci ngay attirer ay investisseurs parce que ñi koy def ay experts lañu ñi yëngatu ci wàllu économie bu mag bi aussi ñu leen di déglu lañu li ci feeñ nag mooy dañuy rendre compte ni résultats yi du toujours objectif ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a yaakaare ndax dañu gis ay classement yoo xam ne baax nañu taxaw ci bu nekk par exemple boo gisee d'un coup mu jógee 90e place gagné 60 points gagné 60 classements ñu ne déetawaay ay réew yu mel ni ki Émirats arabes jóge ñoom ci classement yoo xam ne def bond yu important ci laps de temps boo xam ne ni gisuñu lan moo changé ci seen environnement des affaires pour ñu am genre rang yooyu dafa am ñeenti réew yoo xam ne nii seen classement moo tey xel finalement groupe Banque mondiale li ñuy def nii nañu taxaw parce que digleetuñu rek fan moo baax pour faire mais ñu ngi yàqal ndekete parce que li feeñ mooy doing business bi bu la classé bu baax ndeket taxul nga am ay investisseurs mais bu ñu la defee classement bu baaxul da nga gis ni da lay yàqal fa la nit ñi di dawe c'est-à-dire taxul kenn tey am ay investisseurs parce que bi bien classé nga ci ay études wane nañ taxul Sénégal am ay investisseurs yu fi ñëw parce que ci doing business fi la ñu wékku donte nag réew mu ñu génnee classement wane ne sa classement baax na mais da nga koy voilà ñi nga xam ne classement baax la bàkkoo ak yeneen ak yeneen mais xam nga lu tax du attirer investisseur parce que ñi ci nekk yëpp xam nañu valeur u doing business boobu xam nañu ni pëndal la rek c'est-à-dire bu ñu waxee pëndal exagération am na ci mais li tax ñu wax ko mooy ñi ci nekk dëggantaan ci la grande économie boobu xam nañu ni rapport yooyu experts yi di def léeg-léeg bu dul corruption tappalee ngi ci wala neexalaat ba tax na ñoom ñi nga xam ne ñooy investir c'est rare ñu wekk seen investissement ci doing business boobu maintenant bu ñu nee nag fii moom baaxul dañuy jàpp ne dëgg la jar naa moytu parce que boo fa duggee lu la ci fekk la gis nga ko ci mën na la coûter sax plus cher parce que rapport doing business yooyu bu ñu la joxoñee ne la fii baaxul boo fay dugal assurance yeeg yeneen enjeu yëpp mën naa yokk mu tegu sa kaw maintenant li ci problème mooy lu tax ñun suñu réew yi ak yeneen di wékku ci classement yi ni mel yoo xamante ne ni toujours ci ay laboratoire Banque mondiale la ñu ko fabriqué dafa am ñoo xam ne nag seen xeex dafa mës a nekk ci ne Banque mondiale ak yenn institutions yi FMI fabrique de pauvreté le terme bi maa ngi ko emprunté ak
benn expert banque mondiale boo xam ne yàgg na fa mu def koo xeexam sénégalais la Pape Demba Thiam mu il vit même à Genève loolu moo ko tax a jóge sax ci banque mondiale entre autres bëri nañu mais particulièrement moom parce que terme bi daf ci taxaw ci lu mu jàngat bari ci institution yooyu c'est-à-dire su pauvreté amul boobu duñu exister maintenant seen préoccupation yëpp mooy xeex ko mais ci biir xeex bi ñoom ñoo koy suuxat aussi parce que bu ñu demee ba ndóol amatuñu raison d'exister maintenant ñun ñoo demal suñu ba est-ce que ñun soxla nañu xaar ba nit nañu waa seen dëkk wóor na nit mën na fee investir pour que ñu wuti ay investissement loolu mooy problème bi tey te wane nañu ni xëy na soxlawuñu ay classement yi parce que classement bi dinañ ko suspendre pendant 2 ans provisoirement mais du tere Sénégal bu président Macky Sall bëggee dem France exposer fa intérêt wu Sénégal defe naa ni waa MEDEF yi nga xam ne ñu ngi ko doon recevoir barki démb ubbiwuñu classement Doing Business Sénégal pour xool rang wu Sénégal fu mu toll seeni opportunité ñoom nu ñuy defee business ak Sénégal la ñuy xool te wekkuñu ko ci benn référence muy Doing Business wala muy leneen ñun nag depuis 2002 sooy fàttaliku rapport bi saay bu génnee bu ñu gañee 2 points sax bu ñu gañee ñaari rang danañu ko bàkkoo ba da ngay yaakaar ni parce que Doing Business classé nañu bu baax rek suñu économie dem mais Doing Business bu la classé bu baax sa taux de chômage di gën a yokk économie bi doxul te ñu bëri ne économie sax c'est travesti est-ce que finalement amal nañu ko njëriñ yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne mais tax nañu daa góorgóorlu quand même ci ay réforme ba gisoon ay jéego yoo xamante ne amoon nañu ko ci rang bi surtout jéego yi ñu doon non xam nga waaw mais xam nga daf lay dugal loolu aussi c'est très pervers parce que daf lay dugal ci ay réformes yoo xam ne xëy na intérêt wu ñi mu doon mooy ñëy ñëw parce que yow da naan rek ubbil pour nit ñi mën a ñëw mais ubbi boobu yow amoo doole moo tax mais boo demee tey ay Singapour pourtant en général sax moom ci classement yi gën a baax lay bokk ci Doing Business bi foofu yow yaay fay ay droit d'entrée mais fii ñun bu ñuy ubbeeku ñun ñooy ubbil ñi nga xam ne ñooy ñëw presque ñun ñooy sax pour ñoom ñu ñëw alors que normalement bu ñu nee yow sa kii baax na ñii ñëw ñooy war a fay ay droit d'entrée mais ñun fii limite ñooy fay nit ñi sax pour ñu ñëw ak facilité yi nga xam ne ni dinañ leen ko yokkal xoolal tey par exemple boo jëlee lu mel ni que Sénégal chantier BTP yi par exemple wala travaux publics yi par exemple yi fi gën a bëri ci at mi ñu nekk nii offre spontanée la xam nga luy offre spontanée mooy ki nga xam ne nii moo nekk bitim réew parce que souvent offre spontanée du doon entreprise locale entreprise étrangère la bi ci gën a fës fan yi bi ci gën a fës ci at mi ñu nekk nii mooy 18 autopoints yi par exemple offre spontanée la xam nga luy offre spontanée mooy ka nga xam ne nii mooy liggéey entreprise ba mooy identifier ne la yow day gisal naa la gisaaneel naa la war ngaa soxla lii ak lii ak lii ma defal la ko mais nekkul ci programme état bi pour moom mu defal ko boppam te offre spontanée ni muy dem moom bu ko gisee ba def étude bi ba woon état bi ni lii war nga ko ma defal la ko état bi dana ko waaw yaay wutil xaalis bi loolu li muy indi te rapport yi wone ko mooy projet yi ça va coûter 2 à 3 fois plus cher parfois parce que du objet bi tey mais ci comparatif 18 autopoints boo ko comparé ak li fi mës a am ci travaux yeneen i infrastructure au moins on passe presque du simple au double ci li nga xam ne ni mooy jëkk ministère des finances pourtant am nañ fa économie ak yooyu li nga xamante ne mooy direction planification ay suñu fonctionnaires yi ñoom luy seen rôle ci wàllu woowu gis nga loolu daf ñuy delloo siwaat ci Doing Business bi gis nga dafa am loo xamante ne nii gëm-gëm la ak pas-pas ñun suñu amee suñu ministère de l'économie et des finances souvent dañuy am complexe boo xam ne faw kilifa ya fa nekk jëli it ay ñoo xamante ni donte ay sénégalais lañ mais ay produits FMI Banque mondiale tey boo demee ministère de l'économie par exemple c'est-à-dire am na loo xamante ni mooy ay cadres Sénégal yoo xam ne fi lañ leen formé ñuy ay cadres ñoo yore direction générale politique planification politique économique yi mais cabinet ministre bi aussi am na ay experts am yoo xamante ne nii c'est-à-dire loolu dafay tey xel souvent ay experts am yoo xam ne nii ay conseillers am ñoo ko gën a jege te ñu muy jëlee ci ay institutions internationales yooyu la FMI Banque mondiale léeg-léeg sax tooñ nañ ministres yi ci seen i briefing sax dañ koy def en anglais parce que entre ñoom la ay experts yoo xam ne nii bokkuñu plan de relance bi nga ñu ngi koy tabax te wax ni ñëpp ci war a participer parce que def nañ ay concertation yu bëri boo ko defee ba pare dénk ko ay cabinet yoo xam ne nii xëy na ay produits experts yi Banque mondiale ak FMI est-ce que amal nañu njëriñ plan Sénégal émergent bi coow li
ba léegi jeexul parce que wax ni lu toll ni plan Sénégal émergent ay experts nekk fii ci réew mi móol ko xalaat yi mais ñu jël ko dénk ko ay cabinet yoo xam ne ay privé étranger lañu pour ñu tabaxal Sénégal plan Sénégal émergent gis nga loolu daf lay topp ba 2035 bi ñu ne mooy terme plan Sénégal émergent bi coow loolu du fi jeex am nañu ñun ressources yoo xam ne mën nañu compter ci ñoom ci suñu réew yi ay doing business ak nañu business suñu biir fii te mën nañoo définir ñun lan mooy avantage lan mooy suñuy intérêt ak lan la ci lan la ñu gën a mën a mettre accent ci classement bu mujj bi je pense que Sénégal gagné woon na 18 places nekk 123e sur le plan mondial loolu poudre aux yeux la wala. waaw non loolu kay passé na poudre aux yeux mais xam nga souvent li ñuy jàpp ñun rek mooy gagné naa nangami point mais gagné naa nangami point boobu terewul yaa ngi toujours état boo xamante ni nii état de pauvreté avancé la business boobu nit ñi di ñëw di def doing business ci sa biir réew wàññi luñ la sa chômage parce que gis nga état dem na ba théoriser emploi décent emploi décent xam nga bu ñu demee bay théoriser emploi décent génne nañ ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci chantier yi te finalement fii presque liggéey bi ñuy jox nit ñi en tout temps mooy chantier ubbeeku ñu jox nit ñi bu chantier bi jeexee nag nit ñi débrouiller yow war a fexe nit ñi am liggéey boo xam ne nii liggéey bu taxaw la ñu jàpp ci ñu mun cee suturlu mais pas loo xamante ne nii rek c'est temporaire te ñu dugal ko ci statistiques yi def naa 500 000 emplois yu gouvernement bi ak 1 million yi nga xam ne moo nekk ci mandat président Macky Sall bi du ci noonu lañ ko nar a lijjantee doing business baax na mais business boo xam ne nii ñun ñoo ko définir suñu bopp xam luy suñu priorité fii est-ce que soxla nañu Banque mondiale pour wax ñu ne mbay mi bu ñu ci investir Covid bi li mu wane mooy li ñu moomal suñu bopp buñ ci investir ñii gan gi mu ngi fi est-ce que war nañoo toll Sénégal bay importer ji ay xaraki nag ba léegi quand même bu tabaski jotee ñu ne dara amu fi nañ ko jëli ji feneen loolu soxlawuñu business vraiment pour wax ñu opportunité yi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi te lii opportunité la pour taxaw ay doing business ak pas de business ñu xool ñu nu ñu doxalee suñu bopp. Très bien waxtaan bi am na solo Ablaye Cissé ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu doon def jàngat bi ci doing business ak itam taxawaay bi ni mu ko waxee léegi ñu lay jaajëfal bu baax a baax Ablaye Cissé nga desandi ak ñun ñu dalal suñu invité Ismaïla Sow la yu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Adja Fatou maa ngi lay fay. di nuyu téléspectateur TFM. Très bien moom moo jiite maison des éleveurs léegi-léegi sax dañ di sóobu ci waxtaan bi.